avocat bi déposer la sa asylum ok est-ce que tey boo doon dox ci mbedd mi parce que parfois da ngay gis ICE day jékki-jékki day def benn descente fenn par exemple ICE defoon na benn descente sama côté bi ma dëkkee ba sama école bi ma nekkoon xale yi jàng seetuñu même ñi fa doon liggéeyee ñoo xamante ni nii dañoo ñëw en tant que immigrant te amoon seen papier yi nekkoon en procédure sax ñëwuñu donc gars yi tiit ma bëggoon la laaj tey bu fekkee yow da ngaa ñëw jaar ci yoon bi mais teewul yow yaa ngi def li nga xam ne moom nga war a def am sa di topp say papier mu nekk en process est-ce que bu la ICE gisee mën na la jàpp wala daa am lu muy daa am yenn charte yoo xam ne moom la ñu war a topp. waaw Ibo bon si je comprends bien dafa am ñaar yoo fa laajte ndax nit ki mën nañ ko déporter bu nekkee asile am dafa pending wala ndax ICE mën na koo jàpp parce que. yes okay yes yeah two questions. ok waaw bon bi njëkk mooy nit bu fekkee asile am dafa pending est-ce que mën nañ ko déporter donc foofu noonu scénario mën naa joxe ay scénario yi nga xam ne dafay xaw a ute fii souvent su fekkee yow da nga dugal sa application mu pending defuloo amuloo toppewuñu la benn crime wala defuñu la yenn yi nga xamante ne jaarul yoon dans ce cas mën ñu ñëw rek tax ne jàpp la déporté la normalement da nga war a continuer li nga xamante ne moom mooy sa procédure par exemple tey su fekkee par exemple dugal nga sa asile mu ngi pending amul benn crime boo def donc il faut que ñu àtte ba nga am li nga xam ne moom mooy final removal order luy wan ne yow am nga ordre de déportation boo xam ne final la pour nga mën a génn daal di dem yooyu sax su amee tamit am nga yeneen option même bu la juge par exemple juge jox la li nga xam ne moom mooy removal order nit ki mën naa def li nga xamante ne moom mooy appel moment boobu mën naa dem soit ci BIA Board of Immigration Appeal daal di dugal appel boobu noonu bu fekkee BIA dafa bañ tamit mën na dem li nga xam ne mooy cour d'appel parfois aussi dina am yenn case yoo xam ne mën na yegg sax ba cour suprême donc su fekkee nag nit kooku noonu am na final order effectivement mën nañ ko déporter mais application bu fekkee mi ngi pending normalement kenn waru ko déposer ndax dafa dugal asile boo xamante ne da ciy soxla protection bu fekkee aussi moment boobu dafa def yenn crimes yi lu mel ni crime involving moral turpitude lu mel ni sàcc wala yu mel ni par exemple crime yoo xamante ne méngoowut ak ni suñu société di doxee nekkul loo xam ne loo xam ne suñuy moral ak suñu valeur maanaam jagleel nañu ko yooyu parfois mën naa nekk li nga xamante ne moom mooy benn ground for deportation même su fekkee sa application dafa pending wala tey nga def li nga xamante ne moom mooy aggravated felony yenn façon crime yi yooyu su amee parfois boo génnee même soo amoon case bu pending nga génn ci li nga xamante ne moom mooy kaso ICE daf lay book li ñu jéem mooy naka la ñuy def ba déporter la nu mu gën a gaawee donc ku amul yooyu façon crime mën nga continuer sa procédure bu dee salfaañew ñu say droit exemple bi mooy Abrego Garcia gis ngeen dafa amoon protection am lu ñuy wax withholding donc withholding lu muy tekki mooy déportation dafa am pending bi mu amee dañ ko jàpp taxañee ko yóbbu ko mais bañ ko yóbboo gis nañ ni ñi nga xam ne ñoom ñooy administration bi dañoo salfaañe ay droit moom la Sister Linguère doon wax fii sànq li nga xamante ne moom la ñuy wax due process lépp lu jëm ci wàllu due process am dañu ko salfaañe donc dans ce cas juge bi dafa joxe sax pour ñu indiwaat ko ba jamono yi retourné waat nañ ko même su fekkee ne yóbbu woon nañ ko parce que pareeguñu ci moom li nga xamante ne moom la ko yoon may donc déportation bi foofu nekkul loo xam ne juste rek ICE boo pending rek daf lay déporter non il faut que mbir yi dépendre ndax da nga am yenn background criminel yi ou pas ci wàllu ICE bi jamono yi ICE dañuy target nit ñi parfois mën nañu jàpp ne mais très souvent ñi nga xamante ne ñoom la ñuy gën a jàpp mooy ñoo xam ne ay fly risk lañ wala ay danger lañ ci communauté bi par exemple tey yenn doomu aadama yoo xam ne mën nañoo bañ a changer seen adresse ñu ne ñi ngi dëkk fii ñu dem ba ci biir par exemple collateral damage am rek ICE doon seet ma sàmb yam ci ñoom ñooñu bu leen ICE téye alors que li ñu waxoon ne ñoom fa lañ dëkk fii la ñu dëkk alors que ñu ngi dëkk yeneen état te adresse yi ñu joxe nekkul moo xamante ne moom la ñu yor ci seen système yooyu mën naa waral ICE di arrêté yenn doomu aadama yi wala ñu nekk li nga xamante ne ay danger lañ ci communauté bi genre doomu aadama yooyu effectivement ICE mën na leen arrêté mën nañu arrêté koo xam ne tam du ñaar yooyu yëpp day dépendre rek mënu ma ne dañuy arrêté tout le monde mais mënu ma ne tamit duñu ñàkk yi arrêté yenn nit yoo xam ne defuñu sax dara ñu ngi topp seen procédure comme nu mu waree dañuy parfois duñu am yenn chance yi malheureusement ICE téye leen quoi donc affaire yi noonu la demee.
Masha Allah leer na nañ. Thank you so much for that, really appreciate that. sama gars damaa bëgg a jël benn temps bu tuuti pour wax leen ngeen dem si Senegalese Network for Success ngeen follow leen ndax dinañ continuer di def ay genre événement yu am yu mel nii incha allah. dinañ waxtaan li jëm si wàllu waa taxi mi ngi waaj a ñëw ne ko boobu moom mooy événement boo xamante ni ñu ngi koy waajal donc dem leen Senegalese Network for Success moom ngeen di gis noonu moom laa def si écran bi ngeen follow leen ngeen mën a am information yu bëri nga xam ne di ngeen mën a rester connecté avec la communauté sénégalaise incha allah. Pape question bu ma la bëggoon laaj moom mooy tey sama live dama koy wax ba sonn damay gis ñu bëri dañuy ñëw naan non gis naa Mademba gis naa Modou gis naa Samba am international driver's license moo tax man tamit ma dem liggéeyanti international driver's license gars yi dañ siy fay xaalis bu bëri ay $200 di ko dawalee international driver's license bi lan la si loi bi wax te tamit boo ko dee dawalee bu la police yi arrêté ba gis ko lan moo la si mën a fekk. waaw so xam nga man international driver license musuma cee dajal koo xam ne am na ko mais comme par exemple dafa nekk loo xam ne nekkul na ñun dañuy keep rek amul si benn système fii nii bu ñu utiliser boo xam ne mun nañ utiliser numéro bu ñu lay jox noonu pour mun a xam yow yaay kan te police bu la arrêté ci trafic stamba lu munul nekk il faut mu xam yow yaay kan te munul basé wu si numéro bi pour mu xam yow yaay kan yaakaar naa problème boobu la ci policier yi gën a am te ça dépend ci policier bi ak ci agent bi tam comme bu nekkee ne comme policier bi daf la taxawal nga yor ko bu ko neexee tam moom mun na wax ne yow amoo permis ba pare mun na la ci bindal ticket mbaa bu nekkee ne daf lay process mun na la ci process so ma daal comme ni nga ko waxee chaque fois daal conseil wu ma kenn pour nga utiliser ko so boo munee def comme normal comme ni ñu koy defee nga am si correct comme state bi nga nekk nga jéem fa am driver license daal moo gën so musuma ci am issue musuma ci taxawal koo xam ne loolu la yor moom. ne ko am na solo macha allah thank you very much for that Pape I appreciate that mais dinaa ci dolli tuuti sama gars yi li jëm si wàllu international driver's license moom mooy lii nii moom mooy charte bi nga xamante ni moom ngeen war a follow moom ngeen war a suivre moom mooy lan international driver's license. benn licence benn permis la boo xamante ni nii moom mooy firndeel ni yow mii kat am nga droit dawal si réew boobu nga dem mais international driver's license yi ngeen di jënd si internet bi yooyu foo la te yéen a ngi yàq seen xaalis parce que normalement international driver's license pour ñan la pour ñi nga xam ne dañ fay ñëw légalement da ngaa war a jaar si yoon bi ñëw fi légalement yor sa passeport mu wane ni visa am na visa boo xamante ni c'est actif ok ngay dawal. tey bu fekkee da ngay dawal tey bu fekkee da ngaa ñëw États-Unis nga am sa international driver's license boo xamante ne nii fu ñuy joxee permis ñoo la ko defal nga indi ko nga indaale sa visa sa passeport mu am visa tey booy dawal boo ko yoree doo am benn problème mais tey fekkee da ngaa overstay nga overstay sa visa comme ça nga waroon ñibbi démb nga toog. tey boo doon dawal bu la policier yi jàppee xamal ni yow nekkoo en règle c'est très important te boo jaaree si yoon bi yoonu Nicaragua bi yow dala international driver's license wàcc na la moomatoo ko amoo droit di ko dawalee ok donc baa leen si xel bu baax a baax a baax te loolu dama koy gis ñu bëri di ko def Linguère question the question that I wanted to ask you which you kind of touch on a little bit is that even though you kind of talked about it but I will ask anyway to emphasize that is that if you encounter whether it's a police officer or a ICE agent, like can you lie about your personal information, like your name? Sometimes I see people, they say, oh, when they ask me, I was very scared, so I just gave them like the first name that came to mind, or I gave them the wrong date of birth. Are you allowed to do that? So you can never ever lie to a federal officer or police, period. Don't do it. And even since you guys were talking about the driving the car thing, I want to add something in regards to if I stop you while you're driving or you're in a car and I just want, a lot of people will just start running as we saw, like the fatal shooting in Minnesota. You have to remember as federal agents, your car is a very dangerous weapon. That's how we look at it. Because it is. It can kill you. It can hurt me, all of that stuff. So don't start driving. Just as if a police was to stop you, you stop. You have rights, obviously, period. But your rights in a car is very limited.
So don't just start waving your hands, things like that. You just sit tight. Obviously, if you're a U.S. citizen or if you're an immigrant, undocumented or documented, you want to ask them, why are you stopping me? If they don't have any reason, you just say, am I free to go? This is if you're a citizen now. So remember, when you're undocumented, you'll be scared because you don't have the right paperwork. Whatever they ask you, you want to get it. Obviously, if you don't have like a driver's license or anything like that, you can't produce what you don't have. So then you want to say, I need to speak to a lawyer. Obviously, they're going to arrest you there if you're undocumented and all that stuff. But it's very important to still stay silent. You can't lie. Lying is actually an offense. I can use that against you in the court of law, and my chances of winning are going to be pretty big. Because you lied. You told me you're this person, but then you're not. So the chances of you being honest are very slim. That's how it's looked at. So don't lie, which is why I always emphasize on say nothing. If they ask you, what's your name? I need to speak to a lawyer. So isn't that easy? So that means you're not going to give them a fake name. You're not going to tell them a lie. You're just saying, I'm not talking to you. Remember, you have that freedom of speech. Use it. Mashallah. Linguère, bon, si li mu expliqué, genre da doon jéem a dolli ci li Pape wax mooy buñ la téeree normalement waroo daw te insister na ci te gëm naa ni que ñun dañ cee war a gën a taxaw ñu bañ a ci juum mooy lan mooy ni que am nga li ñuy wax freedom of speech maanaam mën ngaa noppi luñ la mënti posé mën ngaa décider ne du ma wax ak yéen soit damay wax ak sama attorney wala du ma wax ak yéen mais li gën a bon moom mooy ñu poser la question nga wax loo xam ni ne méngoowul ak dëgg buñ la laajee sa tur laaj la sa âge laaj la sa adresse lu mu mënti doon am nga droit bañ a wax mais boo demee ba décider pour wax leen dëgg noonu laa ko résumé wi also beneen affaire guys buñ leen téyee comme ça par exemple nga nekk ci tali bi di dawal ñu ne leen gaare leen signalé leen pour ngeen bi bu leen génn oto bi defe naa sànq Pape wax na ci seen oto ci ngeen di toog amul génnee loxo amul jéem a génn ci biir oto bi di génn wax ak ñoom toog leen ci biir oto bi ba ñoom ñu ñëw approché leen loolu mooy li gën ci yéen mooy li gën ci ñun sax laa war Iba. Also, just to add to it, a lot of people believe that if they're green card holders, that's good enough. Or if they have a work permit, you can still be deported with all of those things. If you have a crime, which is why I kept emphasizing on, please, I do not want to see any one of you guys deported, but you also need to respect the laws. Like if you're a green card holder, you must hold that with you wherever you go until you have a passport. I don't think a lot of people know that. Don't give them a copy now. A copy would have been okay then, but not in this administration because anybody can fake it, right? AI, all of that stuff. So hold your actual card. If you have a driver's license, hold that too. You must really comply with anything that they're asking you because they can put you in removal proceedings simply by you just not having these things. But when you are an American, you don't need to. When you're an American, have your passport. You don't need to. You definitely do have to have your, driver's license, but that's just not like that big of an offense. Absolutely. So definitely, if you're a tourist visiting, you need to have your tourist visa I-94 with you. That's just what it is right now, So just make sure you have those. It's just really, really important because right now, any little thing is an excuse to get you out of here. No, very true. I've seen it so many times right now. I've seen it yesterday, even. Green card holder had to be in the cell for a few hours until a family member bring the ID, bring that green card. Yeah. So hold it. That's actually the law. It's not just in this administration. That's just the law. You're a green card holder. You need to walk with it as you have your ID. That's Very your true. Very true. legal status presenting that. So. Thank you for that. And some people who think, you're welcome. If you have a work permit, that doesn't mean anything, guys. It just means you're allowed to work. Yeah, absolutely. Don't just be reckless about it. I see somebody who was giving advice like, yeah, I have a work permit, I'm legal. No, you can be deported like as you speak.
So don't be reckless. Still follow the law, and everything will be okay. You can still be under the radar. If you don't have to be somewhere, don't. If you're undocumented, don't go to protests, for example. Stay home. Absolutely. You have no business driving also if you don't have the right paperwork. That all of these things can help you. Perfect. Thank you so much for that, my Absolutely. sister. Really appreciate it. Fatou, if you want to step in. Absolutely. Bon, encore une fois, li mu wax am na solo trop. Linguère dafa ne dafa bëggoon a dolli que c'est pas parce que da nga am sa green card wala que da nga nekk da nga am sa tourist visa wala nga am sa work permit nga jàpp ni que tu es légal ba booy génn doo ko garder foo mënti dem si moment bi si administration bi ñu nekk du ñu may kenn ngay trop. Linguère dafa ne dafa bëggoon a dolli que c'est pas parce que da nga am sa green card wala que da nga nekk da nga am sa tourist visa wala nga am sa work permit nga jàpp ni que tu es légal ba booy génn doo ko garder foo mënti dem si moment bi si administration bi ñu nekk du ñu may kenn ngay du ñu may kenn ngay nekk ci sa biir pochette nga xam ni tey buñ la téyewee bu ñu nee lan nga si sa lan moo fi nekk sa statut nga mën koo génnee wan leen ko. C'est important boo nekkee américain nag ñoom dinañ li ñuy wax dinañ gën a mën a gérer ak yow mais tant que nekkagoo américain da nga war a fépp foo mënti dem yóbbu sa ID yóbbu sa work permit yóbbu sa green card yóbbu kayit boo mënti yor boo xam ne moom mooy wane ni que yow kat peut-être yaa ngi légal ci dëkk bi wala yaa ngi pending ci dëkk bi ak lu mu mënti doon c'est important ñaari affaire yoo xam ne ni que bu fekkee ne say kayit leeragul amoo sax droit bi si dem pour yow nga sauver sa bopp mooy ay protest maanaam nga dégg fii am na ay marche nga ne da nga siy dem loolu waru la bi ci des moom mooy ngay dawal ak ay kayit yu leerul parce que ñaari yooyu noonu tey bu la police jàppee boo ci amee problème yow yaa teg sa bopp si situation boo xam ne déportation mën na si tegu. That's it. Masha Allah. Thank you so much for that. And also I want to emphasize man bëgg naa sax wax li jëm si wàllu même bu fekkee américain nga sax nga noir parce que léegi dark sang mi ngi ko doon wax gars dañuy def parfois dañuy def targeting te détenir la yóbbu la sax ba seen détention yi après bu ñu réaliser ni yow mii kat américain nga ñu lay doog a bàyyi nga dem sa yoon mais bu fekkee da ngaa bañ a jaar si situation yooyu yëpp yoro sa passeport bu la gars yi arrêté nga génnee wan leen ko so that you can avoid. am na benn policier Minneapolis boo xamante ne nii policier la mais si jour repos da doon dawal oto xale bu jigéen bu noir waa ICE coincé ko daal di koy bundu xatal foofu ba génnee pistolet daal ko koy tiimal si lay doo génnee badgem ne leen man policier la gars doo koy bàyyi mu dem yoonam ne ko instant yi nii gars yi ICE arrêté na lu ëpp 170 américains yoo xamante ne nii am nañu seen citizen mais dañ lay arrêté évidemment après la ñuy laajte question fekk yow américain nga ñu doog lay bàyyi mais bu fekkee loolu déranger wala bëgg nga ñu jàppale yóbbu la sonal la néeg na amul problème mais bu fekkee bañ nga situation mu bañ la see fekk bu la gars yi ñëwee jégal la bu fekkee yaa ngi sa passeport génnee leneen am maa ngi sama passeport mi ngi sama poche nga génnee wan leen ko ñu bàyyi la nga dem sa yoon ok moo gën ngay jéem a jël yenn risques yoo xamante ne nii mun na la yenn yu complication mun na la si fekk quoi ne ko daak bu fekkee am nga looy dolli si loolu nga ñëw incha allah mais tamit beneen question bu ma la bëgg a laajaale bu fekkee amoo loo si dolli mooy tey nga expliquer ñu rôlu ICE lan mooy rôle am ak tamit lan lay signifier gars yi dañuy dégg ICE lu muy signifier ak lan mooy seen rôle laa la bëggoon laaj. waaw Iba question boobu am na solo donc je pense que leneen yi jarul may rebondir quoi gars yi ni ñu ko expliquer jaar na yoon. macha allah mais ICE seen rôle moom mooy lan ICE d'abord dafa bokk ci li nga xamante ne mooy DHS li ñuy wax Department of Homeland Security donc mu nekk benn organisation boo xam ne ñu ngi ko créé en 2002 d'après bi nga xamante ne incident bi amoon fii ñu attaqué li nga xam ne mooy Twin Towers ak affaire yu demee noonu donc si la ñu génnee li ñuy wax the Homeland Security Act boobu noonu moom moo jur création wu DHS mu nekk benn organisation boo xam ne ci biiram ci la am yeneen organisation yu ci nekk c'est-à-dire que yeneen division yu mel ni ay ICE yu mel ni CBP lu mel ni tey jii nii nu ma tudd sax TSA et tout ça so léegi ci biir loolu noonu
ICE ci jëmi boppam moom moo nekk li nga xam ne mooy immigration and custom enforcement mu nekk ñoo xamante ne lépp lu jëm ci wàllu gérer federal law maanaam enforce federal law ci biir dëkk bi moom la ñuy def par exemple bu fekkee ñooy contrôler immigré yi di xool ndax tey ñoom ñi ngi ndax am nañ ay kayit ñi nga xamante ne tey ñoo war a génn tam ñoom ñooy contrôler ba xam ndax dañu war a génn wala dañoo war a toog ci biir dëkk bi am na ñoo xam ne sax parfois duñu bëgg bii façon définition mais ci gàttal rek moom mooy police immigration ñenn ñi dañ koy bañ a dégg mais seen rôle loolu la quoi enforce immigration law mais aussi très souvent ñun bu ñuy expliquer rôle lu ICE du ñu expliquer yenn subdivision yi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéeyal c'est-à-dire yenn organisation yi nga xam ne ñoo bootu ci ICE ci biir ICE tamit am na lu mel ni ERO ñoom li nga xam ne moom la ñuy defal ñoom ñooy enforcement and removal operation ñoom ñooy gën a gérer wàllu identifier doomu aadama yi arrêté leen wala bu fekkente ne ñenn yi nga xam ne ay undocumented lañ ñoom ñooy def wàllu maanaam removal bi maanaam wàllu déportation ak yi demee noonu ba ci sax tey jii nii boo doon soxla bond très souvent dañuy wax ICE rek ndax ICE moo ëmb organisation yooyu mais bond determination organisation boobu kii bi ERO si boppam ñoom ñoo koy def quoi aussi am na ci biir ICE ba tey am na li nga xamante ne benn division bi nga xamante ne wala subdivision bi nga xam ne moom mooy Homeland Security Investigation ñoom ñooy def wàllu investigation yu jëm ci wàllu yenn groupe yi maanaam yenn transnational organisation yi ñi nga xam ne dañuy dugal affaire drogue beeg di def lu ñuy wax alien smuggling maanaam di jéem a indi yenn doomu aadama yi di leen dugal foofu ñooñu souvent ñoom ñooy gérer loolu aussi detention management ñoom ñooy gérer lépp lu jëm ci wàllu détention te doomu aadama bi ak yooyu donc bu ñu jàppee ICE rek souvent wala ñu wax DHS rek dañ koy limiter ci ICE rek mais aussi am na yeneen subdivision yoo xam ne dañuy woyal foofu yeneen liggéey donc ci tënk loolu moom mooy ICE donc mi ngi comme li ma ko expliquer rek mi ngi juddoo ci Homeland Security Act en 2023 bi si la commencé effectif quoi si lañ commencé di woyal seen opération et tout ça. macha allah am na solo pardon 2003 laa bëggoon wax pas 2023 2003 am na solo leeral boobu am na solo thank you so much for that Dak really appreciate that sama gars yi nga xam ne yéen a ngi déglu toppate leen encore pour vous rappeler dem leen si Senegalese Network for Success ngeen joindre suñu communauté ndax nga xamante ni nii genre information yu mel ni du leen mën a raw incha allah yaa ma gën a xam mi ngi noonu compte baa ngi noonu ma def si écran bi ngeen di gis boo leen cliquer foofu di ngeen mën a dem ngeen suivre gars yi ndax am na yenn webinar yu bëri yu am solo yoo xamante ne mi ngi ñëw incha allah waaye donc te aussi préparer leen seen question yi naa commencé jël gars yi ñu ñëw ñu tontu seen i question incha allah sama gars yi pour vous rappeler comme ni ko Fatou waxee woon sànq boo leen yéegee xam nga nuyoo laaj sa question nga wàcc. doo toog di xaar gars yi tontu sa question da ngay laaj sa question ba mu leer gars yi bu leeree nga wàcc boo wàccee après ñu tontu ko incha allah ok donc te boo leen ñu mënoon jàppale question bi ngeen di laaj mu doon question boo xamante ni day général quoi même donte bu fekkee yow la sax mais noo ko mën a def ba mu général nga xamante ni ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp dinañu arranger bu baax a baax incha allah ok donc def leen seen i demande léegi ñu mën a ne ko nag affaire yi moom man. ñi nga xamante ni ñu ma mën a jël rek laay jël ndax duñu mën a jël ñëpp malheureusement yéen a ma gën a xam bu dee dëgg la mais xaaral ma xool. I just while you looking for that ma ne ko bëggoon naa remercier Linguère parce que mi ngi répondre question yu bari yoo xam ni maa ngi ko doon bind sax mais mi ngi wax ak gars yi comments yi bu baax a baax parce que benn question boo xam ni bëggoon naa par exemple ñu wax ko balaa ñuy commencer di jël nit ñi. moom mooy am na ku laajte mu ne does ICE has the right to deport the person who misses their appointment maanaam ndax tey ICE am na droit déporter ki nga xam ni que dafa raté appointment am dafa raté rendez-vous am ma bëggoon les experts ku ko mën a répondre comme ça ñëpp mën cee jëriñ. waa Linguère mën na dem wala ma ñëw rek bu bëggee dem mën na répondre. Well, go ahead, bro. Go ahead. waaw Fatima foofu mën naa dépendre scénario yi foofu noonu mën na dépendre mën nañ wax yes mën nañ ne non am na koo xamante ne ci procédure bu muy nekk ICE mënu ko taxañ rek déporter ko noonu am na comme ni ma ko expliquer sànq am na ku nga xamante ne
très souvent mën nañ ko déporter am na koo xam ne sax même le fait que mu miss loolu mën nañ ko utiliser comme genre ground pour déporter ko quoi mais mën nañ ne lu xaw a rare lay doon donc oui mën nañ la déporter si su fekkee da nga miss sa rendez-vous non mën nañ la ko bañ a aussi déporter. macha allah donc ça dépend ci scénario yi Iba su fekkee ne bëgg nga yéegal ñenn sinon man maa ngi gis on a une douzaine de personnes yoo xam ne ñu toog di xaar fekkee bëgg nga yéegal peut-être deux ñu poser seen question ñu wàcce maa ngi leen di yéegal incha allah mais sama gars yi boo leen duggee rek évidemment muté leen seen bopp affaire yi mi ngi téléchargé ba léegi mais le temps ñu xaaraale loolu pa benn question moo la bëggoon laaj conseil sax lay doon moom mooy damay gis suñu mbokk sénégalais yu bëri buñ ñëwee États-Unis xam nga commencé liggéey dañuy bëgg di jënd oto you know te parfois gars yi mën nañ dem si Facebook market bi jënd ko mën nañ dem si benn car dealership jënd ko ma bëggoon nga expliquer ñu gars yi bu ñuy jënd oto lan jéego lañ war a jël pour ñu bañ leen a scam wala nax leen quoi. waaw Facebook marketplace dafa bëri ñoo xam ne dañ ciy jaay oto te dañ ciy jaay oto yoo xam ne peut-être oto bi dañ koo sàcc mbaa peut-être oto yi mën na bañ a exister sax scam lay nekk ne mun nañ jël ay photo oto yoo xam ne ci peut-être ci internet bi lañ ko jëlee posté ko so boo ñëwee comme oto bi bu waree jaar ay $10,000 ñu ne la $12,000 déedéet so peut-être ñu ne la $3,000 so yow boo ci duggee après ñu ne la ok jëlal xaalis bi yónnee ma ko fii ak affaire yooyu ba nga yow nga jox leen sa numéro compte information ñu scam la loolu tam am na ci lu bari loo xam ne ci Facebook market lay xewee ak also tam bu nekkee da ngay jënd oto koo xam ne peut-être da ngeen di dajee make sure boo leen dajee ngeen dajee foo xam ne ci public place lay nekk foo xam ne dafa wóor te ni am na nit ñoo xam ne ñu ngi leen di gis foo xam ne doo ci am benn problème pour di ci xalaat loo xam ne mën na la ci gaañ mbaa mu raabla ak affaire yooyu te also boo ci jënd oto na la leer na papier yi baax na comme li ci gën a am solo mooy registre kii bi nga kii oto bi title oto bi soo title oto bi nee ko mu indaale ko soo ko indee nga xool ko turam na ci nekk na la jox ay dem mu xamul mu leer na yow tur bu nekk ay dem ak tur bu nekk oto bi moom moo ko moom te bala ngay dem na ko na ko signé ba pare ne yow mi jaay na ko ba pare te jaay oto dafa war a am lu ñu acte de vente beneen papier boo xam ne da ci war a bokk ànd ak papier kii bi te mun nga dem ci notice yi photo mun nañ la fa defar acte de vente yéen ñaar yéen ñëpp ngeen signé wax ne moom moo la jaay oto bi ndaxte boo demee di register oto bi dañ la koy laajale tam dañ lay laaj yow registration bi ak acte de vente bi so yooyu daal moo gën a wóor bala ngay jënd oto na papier yi baax ak da nga am acte de vente te boo leen dajee ngeen dajee foo xam ne fu leer na boo leen dem rek mun na ñëwal sama kër ak affaire yi ngay dem ci kër di indaale xaalis nga xam nañ ne booy ñëw di jëndi oto da ngay indaale xaalis te xamoo ne am na oto bi xamoo yow ki ngay dajeel so make sure booy dajee moom nga dajee moom fu leer mu won la papier yu leer na nga make sure ne ID turu ID moo nekk ci turu papier bi ci turu oto bi ak na la di def acte de vente ngeen dem ngeen notarize ko so nga signé mu won ne moom moo la jaay oto bi. macha allah am na solo sama gars yi ñu ma gis ñuy def erreur bi ak bëri te dinaa leen nettali benn anecdote rakcak benn jour dama doon liggéey guddi ñu arrêté benn oto bi mi ngi doogu jógee New York ñëw fi ma côté bi may liggéeyee ba ñu arrêté oto bi waa ji mu ne moom mi ngi nii di doogu jógee New York nii daa dawal 6 heures de temps dem jënd ji oto bi ñibbi si waat ba ñu xoolee oto bi dañ ko sàcc. mi ngi jëndee xaw ma ñaata la jëndee woon oto bi xaalis bu bëri la ko jëndee woon ay $8,000 $10,000 yooyu ñu détenir ko évidemment n'est-ce pas ñu détenir ko def recherche xool bu baax ñu trouvé ni oto bi dañ ko sàccoon léegi moom ñàkk na xaalisam de 2 oto bi jël nañ ko dañ ko jël fourrière ko de 3 mi ngi yor benn propriété boo xamante ni it's stolen maanaam dañ ko sàcc donc ñàkk na xaalisam jël nañ oto bi ndax moomu ko dañ ko sàcc ba pare te moom tamit mun nañ ko charger possession of a stolen property maanaam nga yor loo xam ne dañ ko sàcc
foo mënti nekk gars yi ñëw ne la ah sama waa ji teel ma portable bi teel ma lii te xamoo fu ñu ko jëlee ngir yàlla bu ko téye loolu rek mun na la indil ay problème yoo xamante ne doo xam foo koy waxee donc bàyyi si xel bu baax a baax Pape thank you so much for that really appreciate it Bachir bi tey. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va na ngeen def yéen a ngi si jàmm. waaw ñu ngi lay ziar bu baax frère bisimilah. ñu ngi apprécier bu baax seen liggéey yàlla defal leen jàmm ak sutura. amiin incha allah amiin incha allah. macha allah yéen a ngi dimbali nit ñi te aaroo leen si dara. damaa romb live bi gis li ngeen wax loolu mu am solo léegi dafa am sama benn xarit fan yi semaine bi passé ni génn Texas la nekkoon da doon tukki pour ñëw dëkk bii ma nekk parce que foofu liggéey bi dafa xawoon a am problème mais si biir loolu avant muy jugee Texas moom mi nekk Texas yëpp daan na dem rendez-vous chaque 6 mois da doon dem AS bu demee signé dellu këram presque nekk na Texas bu bëgg ma 2 ans léegi fan yi en même temps avocat am jëloon na avocat foofu Texas mu koy fay presque fay na ko lu mat $7,000 chaque mois ak lim koy jox léegi bi mu amee rendez-vous am matut 3 semaines si la dem après si le juge bi ñu ne ko daal mayul la dinaay keesam xaw ma ni ma ko mën a expliquer mais defuñ ko déportation defaluñ ko dara ñu ne ko am nga droit def recours léegi si biir recours bi avocat am laajaan na ko xaalis mu jox ko 1000 et quelque pour mu dugalal ko recours léegi bi mu dugalee recours ba pare ba recours bi dugg léegi si la décidé pour jugee Texas ñëw dëkk bi ma nekk parce que dama ko fay wutaloon liggéey ba mu am rendez-vous léegi bañ jëndee bi avion ba pare am ku ko woo ne ko benn xaritam ne ko comme te yow yaa ngi doo ko dugal recours billet avion wóorut te ngaa jënd billet bis léegi comme te nag moom mooy c'est personnel mu wax ma ko ma ne ko amul problème man garaawut man naa laa tamit jëndal bis boo ko bëggee si laa ko jëndal bis mu jugee Texas léegi mi ngi waroon a jël 4 bus yoo xamante ne ni day jugee Texas pour ñëw fi North Carolina léegi ba mu demee ba ay côté Dallas si lañ ko gëj a dégg ñu koy woo presque 2 jours jotuñ ko léegi après man si laa woo waa compagnie bi ma leen wooye ñoom ñu ne ma mënuñ maa wax information am si moom léegi li ma war a def daal man ma jéem a xaar jour bi mu war a ñëw léegi jour bi mu war a ñëw bi ma demee fi mu war a agsi ma fexe ba gis bis bu ko waroon a andi bis bi ne ma ñoom enregistré wuñ ko depuis Dallas léegi si laa woo compagnie bu nekk foofu pour ma jéem a xam ban côté lañ mujj scanner bi yëpp léegi biñ ma waxee lool gaay na ma depuis Dallas bu mu war a ñëw bi ma demee fi mu war a agsi ma fexe ba gis bis bu ko waroon a andi bis bi ne ma ñoom enregistré wuñ ko depuis Dallas léegi si laa woo compagnie bu nekk foofu pour ma jéem a xam ban côté lañ mujj scanner bi yëpp léegi biñ ma waxee lool gaay na ma depuis Dallas la vol bi dafa xaw a jege côté yooyu ñu ne ñoo ko jàpp léegi biñ ko jàppee après mais nee na amul benn problème am na saal buñ ko yóbbu léegi bañ xëyee mu woowaat ñu dañuy gars yi dañ ko jël yóbbu ko amoon na beneen saal buñ ko yóbbu pour salle déportation mais dafa am juge bu leen wax ne leen nañ ko génnee foofu delloo ko fu mu nekkoon saal buñ ko yóbboon mais man problème bi ma bëgg a xam ndax avocat bi ñun dañ ko woo si sens di ko expliquer loolu avocat bi secrétaire am sax moo taxaw léegi ne dañ koy fayaat $4,000 si sens si bala moo wax dara si situation am yaa ngi dégg léegi nag comme te ñu ngi xamul lu waa ndax avocat bi liñ ko war a fay yëpp fay nañ ko ba léegi moom moo yor suñuy kees ndax tey loi may nañu ñun avocat bi situation bu ñu mën a dal ndax moom mën nañu see taxaw sans di ñu laajaat xaalis ak wala yu demee noonu ba si niki démb rek te moom yàlla bu ko yàlla dimbale yàlla mën naa def fi mu ne mu jugee fu niki démb rek woo nañu gars yi
dañ koy defal comme genre loo xam ne dafay fay parce que fi yóbbu nañ ko ñaari yoon salle boo xamante ne salle déportation la mais juge bi moo ne nañ ko jëlee foofu delloo ko fu mu nekkoon parce que xam naa tamit gis nañ situation am te moom il était maam nit la koo xam ne daan na topp rendez-vous am yi musta am benn problème ci dëkk bi te chaque 6 mois da doon dem ay di signé di delluwaat këram xëy na tamit mën nañ ne loolu gis nañ ne kilig na moo tax saal bi ñu ko yóbbuwoon bàyyiwuñ ko fa léegi daal démb lu ñu mujjee wax nee na gars yi dañ ne ko dañ lay kiyal boon da nga pour mu génn te ñun xamul boon bi ñaata la te moom nee na avocat bi moo ko war a xam te avocat bi ñu ngi koy woo mais moom def ñuy laaj xaalis pour avant muy wax dara si dossier loolu moo tax ma gis laa mën a xaaral moo ko fi xëy na dinaa am solution boo xam ne di ngeen ma ko mën a dimbale. waaw macha allah Bachir ne ko question bi ak sa situation bi doy na waar diis na trop mais du ñu def lu dul ibil ko Linguère wala Dak 59 ñu ñëw gën si indi ay leeral incha allah wala Dak ok Yeah. Linguère. I'm so sorry. I'm so sorry to hear about the situation. Unfortunately, a lot of the attorneys are also taking taking advantage of everybody who's in these kind of proceedings. Their fees are higher, but it is true that legally, anytime that you consult with an attorney, that's a fee. So he's right about you need to, because it's like a consult. So a one-time fee or that fee that how much is it? You can also get another attorney, but I haven't seen anything so far that makes him sound sketchy. So I'll say definitely you can pay up or you can get another other one because they are taking advantage of anybody who's in this situation. Okay. Thank you so much for that, Linguère. Fatima, can you hear me? Sorry, yes, I can hear you. Yeah, I Can don't you know hear if me? you caught what Sorry. Linguère said on. Yes, I did. I was listening. Okay, donc gars yi li Linguère expliqué mooy kooku lu tax lawyer bi di ko laaj xaalis bi nii pour que ñu mën a xool fi case bi toll c'est parce que dafa nekk comme loo xam ne da nga koo dolliwaat ci ñoom li nga jot a wax ak ñoom bon bi pour que ñoom ñu mën laa jàppale ci situation bi nga xam ne moom la waajooju nekk ñoom il faut que nga am loo leen fay dañuy take advantage of it parce que xam nañ ne ni que carrément yow instant bi da ngaa soxla da ngeen a jaaxle te xëy na peut-être contrat bi ngeen bindoon ci début bi nekkul woon na ni que dañ leen di prendre en charge ba jëlaale en charge lépp loo xam ne ni que genre situation yi la benn situation boo xam ne la mën naa ne ni que dafa spontané nekkul lu ñu calculer donc loolu moo tax ngeen ko war ko fayaat su ma juumul. Fatoumata, merci beaucoup. Thank you very much for that. Dak, bu fekkee am na la ci dolli incha allah, please go ahead, brother. Ouais, Iba, je pense que Nicole Linguère résumé noonu la quoi donc parfois ñaari procédures yi du ñu benn xaalis bi nga ko fayoon bu njëkk bi contrat boobu li mu lay toppal moom mooy lépp lu jëm ci wàllu immigration code su fekkee côté AISTA tamit bon yenn avocat dañ lay fayeeku waat parce que dañu doon pour jéem a utal client bi nga xamante ne moom mooy bon donc procédure bon boobu noonu bokkul ak li nga xam ne moom mooy procédure immigration code quoi donc même papier yi ñuy dugal sax pour représenter quoi donc même papier yi ñuy dugal sax pour représenter contrat bu leen di lié pour wax ni lii laa lay toppee ci fii la ñu mën a yem lii nga may fay donc loolu bokkul effectivement am na droit pour def loolu donc comme li système Linguère wax rek laay dëggal soit nga jël ko soit mën nga dem xooli beneen avocat ñeneen ñi aussi dañ ci profiter ci occasion yi comme ni ko Linguère waxee rek di lekk xaalisu nit ñi mais li mu def moom amul dara loo xamante ne jaarul yoon la wala lu méngoo teg yoon ci droit am la nekk quoi yow yaay xool li la arrangé rek nga def ko.